rafetlu mbokk yi seen ànd ak seen télévision Lamp Fall ñu leen di gërëm di leen sant mbokk yi ci topp bi nga xam ne koy topp seen télévision Lamp Fall mbokk yi nag am nañu mbégte dikkaat seen émission penc mi di émission bi nga xam mooy dalal kilifa yi nga xam ñoo nekk ci réew bu Sénégal mbokk yi ñoo am mbégte tey jii dalal ki nga xam ne mooy Makhtar Sylla Uqa di kenn ci parti démocratique sénégalais bokk ci comité directeur di maanaam kuréel gi nga xam ne moo ngànk parti démocratique sénégalais alors monsieur Sylla ginnaaw bu ñu la nuyoo ba noppi laaj bu njëkk bi dafay jëm ci parti démocratique sénégalais démocratique sénégalais boobu ba léegi ñu seetlu ni daanaka 2012 ba léegi wala boog sax xëy na at yu wees lu ngeen di wax lu ne rek day jëm ci Karim ci jamono joo xam mu nga ca bitim réew est-ce que jàppoo ni perte de temps la. waaw jërëjëf Ahmed maa ngi nuyu ñëpp di leen nuyu si mi nga àndal ak sa technicien yi nga àndal yëpp nuyu sama jarbaat bi ak sama rakk jële toog Diaw ak Cheikh Sylla waaw xam nga PDS mbiri Karim Wade dafa doon loo xam ne léegi boo toogee sax di ci wax ñu bare dañuy xaw a am ni dañ lay wax ni la yéen est-ce que nekku leen di perdre de temps comme li nga wax léegi mais xam nga parti ñëpp xam nañ Karim Wade fi mu jaar ak li mu jànkoonteel ak niñ ko yóbboo ak ni mu demee bari na ñu mu ump ci Sénégalais yi mais umpul ñu bëree bëri ñenn ñi ci Sénégalais yi bu Karim toogee ba ni nañ ko téye parti bi téyel ko boppam jël xaalisam di ci def guddeeg bëccëg indi ay oto yu bees ñëpp gis nañ oto yi mu indi yoo xam ni du ma ni amul fii amul Sénégal mais bëriwu fee gis kon nar naa ñëw pour campagne si. mais est-ce que waaw dëgg la mën naa nangu peut-être que financement yaa ngi fii koppar yaa ngi fii logistique yaa ngi fii mais jàpp leen ba léegi ni daal am na perte de temps bu ci am d'autant plus que xeexal koo xam ne mu ngi ci bitim réew mën nañ jàpp ni vide la maanaam. je crois pas xam nga nee naa la man gëm naa ni Karim ak éducation bi mu yor du jël alalam jël temps di entretenir permanence yëpp di ci nga gis ni ñu ko defaraat di ko peinture di defaraat lépp ba ci kaw loo xam ne amul ambition bi nga xam ne ñun moom lañ yaakaar ci moom man loolu laa gëm. beneen bi ci des mooy ku nekk ci réew mi xam nga ni fi ñu toll boo gisee Sonko émergence bi mu am yëpp mooy champ politique bi dafa libre amul beneen opposant bu taxaw te ñëpp xam nañ ni Karim Wade bu fi nekkoon tey en tant que opposant yow doon bi dana changé du demee nii ni mu demee nga xam ni benn opposant la ñuy dégg jamono ñu toll moom rek moo fi nekk muy Sonko gëm naa ni Karim Wade xam na doole ji moom man gëm naa loolu gëm naa ni xam na ne itam fi ñu toll ci candidat yi ëpp doole ci réew mi la bokk. non mais nangu leen aussi que doole Karim Wade jeex na parce que lu tax ma ne jeex na mooy jamono ji nga xam ne mu ngi woon ci bitim réew ku mel ni Ousmane Sonko ñëw na am nu mu installé woo am vraiment taxawaay bi mu taxaw ci wàllu arène politique Sénégal kon ndax jàpp leen ni doole yi Karim Wade wees na jamono ji. non Amadou Sonko Karim ak Sonko ñoo bokk même génération kon mënul passé te Karim dafa joxe fii dafa liggéey lu ñëpp gis et puis sénégalais yi ci boppam ñoo koy laaj demande sociale la kooku demal fu la neex ay journaliste ngeen yéen a ngi gëstu boo toogee ci nit ñi laaj leen dañ naan la Karim ñun leen rek lañ soxla ci moom mooy na ñëw dañ naan la bu ñëwoon suba man ma dem fa mais nag gannaaw gisuñu ko dañu am fu ñuy jafandu man gëm naa ni riir yi ngay dégg yëpp moo fi nekku rek mais bu fi nekkoon yëf yi dana gën a leer ci champ politique bi. ok waaw mais aussi dafa am benn affaire bu ma jaaxal Karim Wade nekk ndaw yéen ngeen nekk ay doyen doon liggéey ak baayam ca jamono yu yàgg alors tey jii mu dem ba ndaw loolu màgg yéen doyen yi nga xam ne doon liggéey ak baayam ngeen bëgg a bootuwaat ci ginnaawam nga baal ma ci kàddu gi waaye ndax jàppoo ni yaafu sa ngi ci biir ndax it lu tax ma ne yaafu sa ngi ci biir mooy ginnaaw yi at ngeen liggéey mënu leen dem te ndaw li nga xam ne ndaw la ñëw démb fekk si leen ngeen bëgg waat wéeru ci moom est-ce que mënuñoo jàpp yéen seen yaafus wala bokk seen ñàkk xam moo waral ba léegi ngeen topp ci. xam nga loolu yàgg nañ ma koo laaj mais képp koo xam ne yaa ngi dox ci dëkk bi xam nga ni parti bi am na teet yu bees kuy dox rek xam nga ko te parti xale moo koy yor te fi ñu toll boo demoon comité directeur xale yi rek ngay gis ak jigéen ñu ndaw ñi kon Karim te ñoo ñëpp ñu yaakaar Karim rek la ñu ñun ñi nga xam ne dañoo àndoon ak papaam di ko jàppale tey ñu ànd ak Karim man sama gëm-gëm parmi nous moo ci gën a taxaw pour téye parti bi bu ñuy waxante dëgg parmi nous te loolu ragal naa ni ñi nekk ci PDS ñu ci bari gëm nañ loolu man du ma ànd ak mukk nit c'est parce que
dama ànd ak moom rek pour ànd ak moom damay am critères yu may ànd ak nit Karim dafa am ñaari critères yoo xam ne tax na may ànd ak moom yu ma wér mooy benn bi liggéeykat la mooy bi ma gënal kooku lu ko nit bañ nangul ko liggéeykat la beneen bi mooy am na yar Karim kenn mësu koo dégg li Karim wax diw dégg nañ li Macky wax diw dégg nañ li Idriss Seck wax diw dégg nañ li Sonko wax diw dégg nañ ku ne ba mu des Karim Wade dong lañu mësut a dégg wax ju rëy ji mu wax diw loolu nag day mbir moo xam ni ci sénégalais ñun ñuy jàngat te suñuy at di avancé xam nañ ni loolu dafa bokk ci critères yi ñu war a tànne njiit mooy koo xam ne du xuloo du werante du teesante du fayantoo Karim lu ne tudd nañ ko lu ne wax nañ ko kenn mës ta dégg baatu Karim mu miim wala muy xuloo wala muy werante wala muy wax lu bon kooku defe naa ne lu ko nit bañ nangul na ko loolu. waaw PDS parti démocratique sénégalais bu ñu fàttalikoo ci atum 2012 ba ngeen di jógee ci nguur gi am na doole bu am solo boo xam ne moom ngeen wàccee woon ci nguur gi waaye tey ji ndax jàpp nga ni doole boobu moo fi nekk ba léegi parce que diggante 2012 ak léegi am na lu bari loo xam ne xew na fi seen i cadres yu bari dem nañu seen i militants yu bari dem nañu lu bari xew na fi alors ndax jàpp nga ni force bi nekkoon foofu ba léegi moo fi nekk. waaw xam nga loolu dem nañ PDS suul nañ ko ay yoon bi Abdoulaye daanoo dañ ni PDS dee na mu dem élection législative am 25 députés. élection yii mujj a passé nga xam ne ci lañ war a xoole kan moo yor doole mu ëpp moom rek moo ci am lu mat ñaari groupe parlementaire plus de 20 députés te moom dong nga àndoon àndut ak kenn ñi àndoon ñëpp nekkoon PDS dafa ne ñoo yoroon doole ji mën naa la ci cité ñu bëri nga xam leen tey maire Mbacke ndam si yàlla ci la bokkoon Iba Gueye yor Mbacke Bawol nga xam ni mooy 2e ville département du Sénégal Daour Niang ca la bokkoon nekk ancien maire Pikine Moustapha Guirassy maire Kédougou Baldé maire Ziguinchor Thierno Lo ak Pape Diop ñooñu ñëpp ànd Abdoulaye di jiitu leen ci élection yooyu parce que ci la seen coalition boobu tase mais ñii ma lay wax ñëpp ñoo àndoon contre Abdoulaye te boobu Abdoulaye day doog a daanu ñu ñëw tey ci élection yi passé ma joxe exemple Louga gi nga xam ne fa laa bokk élection municipale yi mujj am muy 2014 Moustapha Diop mi mu gagné maire ba 12000 voix la am Aminata Mbengue ma ca topp am 10000 voix ñun ñu am 8900 et quelques voix presque 10000 voix kooku mënuñu natt ci lu dul PDS ba yeneen élection dindi ko fa mu nekkoon fa la nekk te ñëpp am nañ jàngat yi itam ni élection yi passé si bu Ablaye Wade àndoon ak Sonko wala mu ànd ak keneen ku mënoon a àndal nga yóbbu Macky Sall 2e tour loolu Sénégal yëpp nangu nañu la. waaw mais aussi dafa am benn affaire boo xam ne dafa ma jaaxal parce que dafa mel ni PDS double jeu lay joué pourquoi ma ne PDS double jeu lay joué mooy mbiru Ousmane Sonko damay seetlu ni du ngeen ci sori trop maanaam du ngeen ci laale du ngeen ci taq du ngeen ci kii daal maanaam daf leerul daal alors man ma jàpp ni Ousmane Sonko ay mbiram ginnaaw bi nga xam moo fi nekk te seen Karim bi ngeen yaakaar nekku fi da ngeen war a leer maanaam opposition bi boobu la dañ seet ni nekku leen fii nekku leen ci pouvoir bi donc na yëfi leer la est-ce que jàpp nga ni yëfi leer na. xam nga loolu toujours ñu laaj ma ko gis nga ki xas bay jaar ci pouvoir bokkut ak ki ci jaaragul boo xoolee PDS gi doon opposé wu Senghor bokkut ak PDS gi opposé wu Macky Sall parce que dañu xam réalité politique bi xam réalité bi nga xam ni moo mën a nekk ak li mënut a nekk gis nga ko accès gul pouvoir lu mu la wax rek na jaar ci sa nopp bi jàll na toog ci pouvoir ba noppi waaye bu ca jógee discours yi mën na changer. kon PDS gii ngay wax tey dafa am lu moomatul parce que bu waxee ni tey nangam danaa ko def ñu ne ko ba nga fi nekkee lu tax defoo ko c'est simple lu mu wax fi mu toll ñu ne ko yow lu tax loola defoo ko woon kon moom xam na réalité moo tax buy opposé wu day opposé wu opposition boo xam ne day juste li muy wax day mën a nekk mën ko chiffrer mën koo wax te ku mu ko wax doo ko mën a weddi ndax danaa la def naa lii def naa lii ci mbay mi def naa lii ci njàng mi def naa lii ci école yi def naa lii ci santé bi te kenn du ko mën a dindi loolooy tax buy wax day doon lu leer bokk ku ñëwagul lu ko neex na ko wax na bàyyi ba ñëw ñun nag dañoo ñëwoon ba jàll kon xam nañ réalité bi moo tax bu ñuy wax fi mu toll da ngay dégg ñu naan PDS seen opposition ni ñuy opposé woon non dañu nekkoon ci nguur ku ci ñëwagul lu mu la wax bu téye ko 50% bu ko téye 100% mais ki jóge ci nguur lu mu la wax jàpp ko 100% parce que bu waxee lu dul dëgg day yomba weddi soo ne def naa ci santé nangam nit dem léegi ministre de la santé xool la nga fa def
bu dee dëgg mu ni wax na dëgg su dee infrastructure mu xool daal ni wax na dëgg moo fi def autoroute à péage bi moo fi def lii aéroport bi moo ko fi def léegi la ñu xam loo xam ne da nga ci mën a teg sa baaraam mais bu fekkee ne ku ñëwagul la moom bu ko neexee sax mu ne bu ma ñëwee dama leen di dëkkal ci jaww ji yéen ñëpp da ngeen di yëg ci jaww ji ñu bàyyi suuf si ak bàyyi ma yi waaye nañ bàyyi ba mu ñëw waaye daal li ma gëm mooy PDS moom ay opposition bu responsable lañu te ñëpp xam nañ ko ndax mooy buñ demee Assemblée nationale defe naa ni moom rek moo fay teg ay position yu leer ci fi réew mi jëm par contre PDS dañu am ay liens yoo xam ni léeg-léegi xam nga yaa keroog bi ñuy def mën a débat bi Farba Senghor dégg nga ko day am lien yoo xam ne dañ ko am ak waa PDS léegi-léegi boo leen bëggee wax dara sax wala ñu bëgg laa wax dara duñu ko mën a wax parce que dañuy bokk ci ñi nga xam ni ñoom ñoo doon exercer pouvoir bi kon mënatuñoo wax naan PDS baaxul kon ñoom dafa am lu leen lié kon ñun mënuñoo mel ne opposition benn bi parce que dafa am loo xam ne daf leen a lié muy benn dañu cheminer ñenn ñi 30 ans ensemble am nañu ay mbokk am ay xarit am ay àndandoo am ci ñoo xam ne c'est des amis am na baat yoo xam ne duñ ko waxanteeti duñ ko jëf kon PDS ku ciy séentu yaakaar ni ndax ñun ñoo fi jëkk a manifester bañ tëj ci ñun 81 personnes ñun duñ fàtte loolu jamono Karim Wade donc lañ fi jàppagoon ci politicien depuis Mamadou Dia tëj ko lépp 3 ans et demi Karim Wade rek lañ ko fi defagul. ok voilà kon ñun ñu ngi ci xeex mais xeex bi dañ koy teg ci yoon moo xam ne day leer nañ ndax dañoo bëgg lu ñu wax population bi boo liggéey ñu mën ko def. mbokk yi ñu fàttali ni sunu gan di Makhtar Sylla Oukha di kenn ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais di maanaam kuréel gi nga xam ne moo ngànk parti démocratique sénégalais. alors ñu dem léegi ci beneen pàcc monsieur Sylla mu mel ni am na loi boo xam ne jamono yi passé Sénégal wote na ko loi boobu nag loi d'urgence la woon ci assemblée nationale indi woon na fi coow lu bari mais li nga xam nag moo ci am solo wala boobu moom ci mën a jàpp mooy kilifa yi dañ ne bokk na ci li waral loi boobu mooy sécuriser réew bu Sénégal ci mel ni ay terrorisme ak yeneen yu ni mel. alors waaye leneen lañu ci jaaxal mooy Ousmane Sonko dafa génn moom it ne ku mel ni Tony Blair ku mel ni Sarkozy day xelal président Macky Sall noo jàngatee de façon générale situation boobu. waaw mooy ñooñu mu wax ñëpp ay conseillers Macky Sall lañu. muy ñan muy Sarkozy ak Tony Blair yëpp danañ conseiller Macky Sall loolu Macky du ko mënu ko miim sax d'ailleurs par contre ni liñ koy conseiller dara baaxu ci ndax gis nga Sénégal li nit ñi jàppul Sénégal mooy locomotive jamono yi ñu toll Afrique de l'Ouest ñu gëm ko wala ñu bañ ko gëm même la Côte d'Ivoire d'ici peu de temps ci Sénégal lay weeru yàggatul ndax potentiellement Sénégal da ko gën a taxaw. loolu nag bu fi leader bu fi nekk Sénégal dafa am lu mu baaxoo am lu mu am loo xam ne kenn amu ko mooy ñun réew lañ moo xam ni waruñu ñoo nattaleeg réew yu ndaw yi ñun réew mag lañ suñ diplomatie intellectuellement ay école ay cadre ay nit ñu am xam-xam nit ñu yew nit ñu kii tubaab bi dañ lay jox cër ñun la tubaab bi gën a jox cër ci nègre ci Afrique ñu xaw ma sénégalais xam nañ ko ou pas. dëgg la d'accord naa ni sénégalais yi ñu ngi jàng fu ne ñu ngi am xam-xam fu ne mais teewul ba léegi nasaraan si la mu daan am mu koy am ci ñun ba léegi di maanaam di guider nos dirigeants di leen jëmale fi mu bëgg ak yooyu est-ce que jàppoon ni malgré peut-être xam-xam bi ngay wax wala njàng bi ngay wax li fi nekkoon rek moo fi nekk ba léegi. waaw xam nga loolu la démocratie dafa complexe démocratie mooy li gën a complexe ci àdduna boo xoolee tubaab yi. buñ nee élection jub na da ngay dégg ñuy def ay bavures policières ay bavures yu mag pour focaliser loo nit ñi ñu jëm ci dara pour loo xam ni moom mooy nekk ci seen bopp ñun problème mu sécurité wala problème mu dara loolu mooy nekk campagne électorale bi. France fi toll élection yi jub mën naa laa wax élection yi ñu jëm lan mooy nekk thème mu campagne bi. élection yi ñu jëm ci sécurité lay jëm ndax lu tax ñu def ko ñoo ko tey parce que xam nañu économiquement la France a des difficultés léegi li ñuy def moom mooy dañuy focaliser ci nit ñi ci problème sécurité pour ñu fàtte économie bi moo tax ñu naan fii rey nañ fa nit rey nañ fee loolu mooy li ma la wax ci démocratie ni mu fragile il faut nga am looy def ay manœuvre yooyu nag yi nga xam ne tey comme li ma la wax tey ci ñoom mel ne tey ñu ngi ñuy téye ba léegi mais kooku ñun la man Matar mii wax ak yow du ma jënd lenn lu Sénégal di jaay keneen di ko jaay ma di ko jënd loolu ñun ñoo war a am ci suñ bopp benn acte citoyenneté boo xam ni kenn ku ci ne da nga ko war di dund ci sa biir mooy bu may liggéeyloo damay woo Hamidou su may tabaxlu damay woo su may jënd mburu damay dem ci four ba sénégalais ba moom loolu tubaab bi moom la ñuy def
moo tax boo fa indee entreprise tey lu mel ne entreprise yi nga fa dégg yëpp ay franchise la yëpp mais bu ñu ñëwee ay français leen di moom boo fexewul ba français yi moom ko français duñ ci jënd gis nga boo jëloon tey société américain ab américain ñëw yor ko France di jaay kenn du ko jënd mais day ñëw jox ko français ñu gis ci seen bopp doog a nangoo jënd la may jaay kooku du lu état di def nit ñi ñoo ko war a décréter ci seen bopp yi muy loo xam ne dañu war a am boobu intelligence mooy sama bopp d'abord boo toogee nag ba keneen di la nax yi ku mel ne Macky Sall supposons dafa am loo xam ni nit ñi duñ ko jàngat tubaab bi dañu am benn façon boo xam ni mooy tapage médiatique bu ñu la xoolee Afrique surtout mel ne Sénégal nga xam ni am na tuuti démocratie te xam nañ ne démocratie bi kenn mënu ko toxal xam nga nu ñu lay fragiliser dañuy jël seen médias yi këpp la ko bis bu ñu xëyee di wax lu la yàqal def nañ ko Abdoulaye Wade bis bu ñu xëyee boo dégloo seen rajo ak seen télévision yi da nga dégg ñu invité benn opposant muy wax Macky Sall nag loolu la ragal du leneen Macky loolu dong la ragal dafa ragal rek tubaab yi opposé ko boole ko population parce que l'homme africain moo am habitude lu tubaab wax mu ni dëgg la tey bu France jëloon micro yi taal ko naan Macky Sall ngi yàq réew mi ma ngay taal fii ma ngay sàcc ma ngay fii Sénégal yëpp jóg. kon da nga bëgg wax ni conseil Tony Blair yi ak Sarkozy yi baaxul ci Macky Sall jëm ci réew bu Sénégal donc conseil li ñu koy xelal maanaam baaxul ci moom digganteem ak askan wi loolu nga bëgg a wax. loolu nag. Macky il a compris parce que xam na ni loolu fi jëlee Abdoulaye Wade il essaie de l'émadouer pour téye pouvoir. waaw mais xam nga bu ñu delluwaatee ci wàllu terrorisme bi dafa am ñu bari ñoo xam ne dañoo jàpp ni suñu kilifa yi kàddu terrorisme dafa mel ni dañ ko mujj di ko foowee ba nga xamee ne ñu bari sax dañoo jàpp ni terroriste amul ci Sénégal ñenn jàpp ni am na donc yow nga nekk koo xam ne yàlla dimbali na la yàgg nga tukki teg ci am nga expérience ndax nangu nga ni Sénégal fii am na terroriste. xam nga dama la wax ni la léegi Sénégal mooy plaque tournante Afrique de l'Ouest moo fi gannaaw Nigéria même Nigéria économiquement moo gën a fort Sénégal mais diplomatiquement Sénégal moo ëpp doole Nigéria loolu maa la ko wax. léegi ñu ñëw wéeru ci Macky aussi wéeru ci ñoom mooy li ma la wax yii mu bëgg médias yi mën nañ leen di manipuler mën nañu naan bàyyi leen di wax ay défauts Sénégal moytu leen di wax li parce que rédaction yi nekk ci àdduna bi yëpp sont contrôlées kooku ñëpp ko xam. amu ci benn média bu libre totalement lu ko neex wax lu ko neex def am na ñu leen di contrôler ay businessman la ay homme d'affaires la yoo xam ne seen i intérêt day nekk Sénégal nekk Mali nekk feneen soo bëggee wax comme mel na damay jox Canal Plus ak ñoom ay Europe 1 yëpp Bolloré moo leen di contrôler moo leen moom léegi ba xanaa war ngeen ko dégg sax fan yii ñu bari ngi démissionné ndax loolu mooy contrôler seen yooyu yëpp moo leen di contrôler léegi li mu bëgg ci Afrique da la koy dicté. su bëggee yàqal Macky Sall wala mu bëgg a yàqal Bongo day taal micro yooyu commencé di wax ay fen ba jaxase sa réew léegi nag Macky Sall xam naa nit la koo xam dafa sensible ci tubaab yi moo tax mu ànd ak ñoom. su ma déggee ni ngay waxee dafa mel ni kon gëmoo ni Sénégal am na terroriste dafa mel ni yow gëmoo ni Sénégal kon xeetu fitna yu ni mel maanaam terrorisme yooyu amu fi kon. waaw xam nga le mot terrorisme c'est tellement vague. tey boo doon ñëw sama buntu kër gii rek boo xëyee di sikar laa wax de wala ngay jàng alxuraan ci kaw gu dee bëccëg loolu bu yàggee mani la tim terroriste parce que mooy rek yaa ngi may jànn xeloo rek kon moo terrorisme mu dafa large ñoom nag il joue avec les mots terrorisme ndax xam nga ni tey benn député boo xam ne ñemeetu la fanaani këram ministre bu nanguuti fanaani këram ñenn ñi dugg ci su terrain yi ñenn ñi jël ay terrain dem Bamako ñii jël ay avion dem Côte d'Ivoire ay Gabon mais ñooñu terroriser nga leen mais lan moo leen tax ñu terroriser leen loolu mooy jàngat bi bu ñu juboon bu élection ñëwee jaar ko ci yoon loi yi ñu respecté ko juge bi ki mu war a tëj mu tëj ko ki mu war a inculper mu inculper procureur ki mu war a yóbbu mandat de mu yóbbu ko mais duñ leen terroriser ñoom ñoo terroriser peuple bi wëlbati ko terroriser leen voilà la question. léegi nag moo terroriser li ma la wax ni dafa wàgg suñu jógee foofu ñoom ñu définir ko ci loolu dëkk bu ne bu ko neexee kee danaan la terrorisme islamique la ñoom gannaaw ne dañuy terrorisme rek ñoom waxuñoo ak ñun. dañu am lu ñu bëgg ci tubaab yi te xam nañ ne tubaab yi moo terrorisme daf leen di tofloo bailleur de fonds yeeg ñiy jàppaleeg tey Macky supposons bëggoon def 3e mandat daal di indi loi boobu xëy benn bi solal fi nit ay jihadiste gëddal seen i sikkim xëy daal di teg fii ay bomb ñu daal di xëy daal ni Sénégal am nay terroriste bu ko neexee sax mu génne benn décret def état d'urgence pour continuer mandat c'est fort possible gis nga nit. bu ñu jàppee ay xar duñu ay xar ñun lu ñuy xalaat gis nga lii may wax ça n'engage qu'à moi
Sénégalais yi kenn mu leen a tere manifestation nañ ko wutal loi L80 L30 L70 L50 lu leen neex nañ ko wut bis bu ñu gisee lu ñu war a manifester dañ koy manifester waaye ñooñu taxul ñu leen di wax dañuy wax loo xam ni ñeneen la ñuy waxal mais sénégalais yi ñoom toujours rek bu ñu waxee dara man yooyu jërul ma yàq samay nelaw ndax man Matar miy wax ak yow su Macky Sall defoon lu wërta manifester boo demee ca manifestation fekk moo doon teg damay dem kaso après parce que dama gëm sama réew gëm ni fii laa war a dund fii laa dëkk samay maamaati maam fii lañ dëkkoon te du ma ko gent du ma ko toxu kon ku fi mën a nekk boo doon buur di bummi sax danaa léeg-léeg ma ne la fii du ma fi àgg ak yow kooku nag loolu la sénégalais yi gëm kon loi bi man concerné wu ma te dama gëm ni waxu ñoom ñun waaye bis bu ñu defee lu jar manifestation ñun dañuy wàcc mbedd. maanaam it da nga bëgg a wax ni sunu kilifa yi dañuy utiliser mot terrorisme wala boog terroriste pour mën a capter ay fonds maanaam ngir mën a xëy na comme ni koy ndaw ñi di waxee ngir mën a dóor am ci tubaab bi ay koppar loolu nga bëgg a wax kon. Sénégal amul terrorisme bi tax tubaab yi di frustré Sénégal amu ko mooy terrorisme islamique mais nag boo yemee ci mot terrorisme rek mooy li ma la wax ni la mot terrorisme dafa vague mais. terrorisme gi tax tubaab yi di fër-fëri xëy na ñoom dañ ko yemale foofu ndax déggaguma ci ñoom li tax ma am ci maandu mooy déggaguma ci ñoom ñu ne terrorisme islamique am na ba mu des Cheikh Tidiane Gadio Cheikh Tidiane Gadio dong laa fi dégg mu ni terrorisme islamique yi am na ñaari xabar yu ñu ciblé mooy Limaamu Laay ak Xaadimu Rasuul ça n'engage que lui mais nañu jàpp kan mooy Cheikh Tidiane Gadio Cheikh Tidiane Gadio mercenaire la avant Abdoulaye Wade xamal nga Cheikh Tidiane Gadio yow xamal nga Cheikh Tidiane Gadio kenn xamu ko woon France la nekkoon di fa jàng jóge fa dem États-Unis toog fa di immigré bi Abdoulaye Wade commencé kii mu xam ni vent bi mu ngi changé mu dem ànd ak Abdoulaye Wade di jël ko teral ko. waaw mais nag aussi monsieur Sylla bul fàtte benn affaire état la ñu wax te état toujours dafa am moyen yoo xam ne da koy am yow citoyen bi doo ko am man citoyen bi du ma ko am keneen du ko am ñoom dañu am moyen yu mat sëkk yoo xam ne da leen permettre ñu am maximum d'information yoo xam ne dina war mën a tax xëy na ëllëg bu ñu waxee ne nangam am na wala nangam amul ñu teg ko ci fu leer est-ce que jàpp ne aussi que foofu yaa ngi juum. ay waxam jëru dóor sa doom il raconte des salades du nit ku crédible bàyyi nañ ko fi nag Abdoulaye Wade moo doon nit koo xam ne lu mu la jox dala koy téyel ba ñu yaakaar ni àgg nga fenn fi mais boo déggee discours am da nga koy xeeb man dama koy déglu tout le temps mais du koo xam ni naw naa ko ni ma ko nawee parce que day dox rek ci xelu nit ñi mais du nit ku crédible man maa la wax loolu man ma tax. mbokk yi ñu fàttali leen ni sunu gan di Makhtar Sylla Ucha di responsable politique bokk ci comité directeur bu parti démocratique sénégalais alors monsieur Sylla ñu jàll it ci beneen pàcc élection locale yi la ñuy wax élection locale yi daanaka yàggatul 2023 lañ jëm ba léegi rek kon PDS da ngeen di toog ne yàcc na yasar rek di xaar ba léegi Karim Wade mu jox leen ndigal wala nu mu demee noonu ci élection locale yi. waaw xam nga Karim nee naa la élection locale. gañe woon nañ ko te Karim nekku fi maire yooyu ngay wax bi ñu koy gañe Karim nekku fi PDS ko gañe sans Karim ni keneen kon PDS moom day benn groupe la buy liggéey ensemble boo xam ni ku mën a nekk dañuy liggéey te am nañ base bu solide te gëm nañ ni ñun man du ma ne xëy na du ñu gañe fépp wala ñooñu ëpp doole wala kii mën naa am daañu conservé waat ay maire wala danañ ko ñàkk loolu ci politique la bokk mais gëm naa ni ci li nga xam ne moom laay jàngat nii may wax ak yow sama téléphone bu ma ko andi woon bis bu yàlla sàkk opposition bi yëpp ñu ngi may woo pour ànd ak PDS ndax dañu ne lu PDS àndul bu PDS àndut ak ñun te boo déggee même bu Sonko koy wax da ngay xam ne appel de phare bi muy def waxul kenn kan lay waxal naan opposition bi nañ ànd opposition bi ñu bari ñu ngi ànd ak moom kenn rek lay waxal PDS lay waxal boo ànd ak Barthélémy Dias muy PS nga ànd ak ñoom ñoom Diallo ànd ak ñoom ñu bëree bëri ànd ak ñoom Malick Gakou ñu bëree bëri ngay jaxasoo ak ñoom di réunion ak ñoom bokk yu booy wax opposition bi nañ ñëw ànd kenn ngay waxal mooy PDS. mais yéen nag dafa mel ni yéen PDS dafa am jalousie bu dox seen diggante ak Ousmane Sonko te da ngeen ko war a nangu Ousmane Sonko moo fi nekk moo xew mais dafa mel ni PDS dafa am jalousie est-ce que jàppu leen ni que pour man war ngeen mën a maanaam taxaw tey ji jàppale Ousmane Sonko ci sama yaakaar ndax moo fi nekk. waaw xam nga nit ki mu leen bokk lu ngeen di wut nga di ko defal promotion dëgg rek dëgg kese Sonko ñoo bokk même ambition te ragal naa ni li ëpp ci Sénégalais yi ñun lañ gën a wóolu ko ñoom Sonko man loolu laa gëm kon duñ ko defal promotion duñ ko dingat nag ndax man ñëpp xam nañ ni am na idée yoo xam ne da koy yëkkati dama ciy ànd ak moom
parce que patriotisme moom man ku ma ciy woo ma fekk la ci ndax man nit gënuma patriote nee naa la du ma jënd lu Sénégalais di jaay mu koy jënd feneen lu Sénégalais di jaay du ma ko jënd ci keneen boo gënoon a yombale sax du ma ko jënd ci yow kooku kon Sonko li yooyu bu koy wax te li muy wax it léeg-léeg am na ci une part de vérité bi mooy lan mooy réew moo xam ne école bu am ci adduna bi ay doomam jànge nañ fa école bu am ci kaw suuf MIT Oxford université boo xam Sorbonne associé boo xam sénégalais jàng na fa génn fa yor diplôme 60 ans après mënuñoo téye seen économie réew mais y a problème bi mooy France day suñ mbokk nga sunu xarit nga Chine sunu xarit nga sunu mbokk nga Turquie sunu xarit nga sunu mbokk nga mais loo fi indi di ko fi jaay wala nga ko fiy def sénégalais yee koy yor ñoom nga ciy liggéeyal soit ñoom moom 51% yi wala doo ko fi def c'est aussi simple que ça. mais lan moo tax mun leen nangu man dama ciy bamtuwaat lan moo tax mun leen nangu ni Ousmane Sonko moo fi nekk seen doole PDS ginnaaw seen leader nekk mu ngi ca bitim réew ngeen jël seen doole jox ko bu dee rek opposition ngeen nekk te bëgg fi jëlee nguur gi fi nekk lan moo tax mun leen jàppale Ousmane Sonko ci yéen yi mu am ci réew mi. yow ba nga xamee PDS ak léegi. waaw mas naa dem élection yu mu amul plus de 15%. waaw kon nan la Ousmane Sonko war a bañ rancé wu ci kaw ñun mosuñoo dem am élection yu ñu amul plus de 15%. Sonko score bi gën a rëy 15% la bis bu ko rompee nag ñu xool xam nga politique moom ku bëgg réew doone du ma def nangam waaye nag man sama mataar mii wax ak yow gëm naa ni Karim Wade moo gën ci Sénégal wallaahi wa taala lu ma gëm la ci defar réew mi mu développé nit ñi am xaalis am dund gu aisé réew mi changé mel na ay Qatar ak Dubaï ci sama gëm-gëm Karim a ko man sama gëm-gëm man na maa juum nag ëllëg mën naa doon indi leneen waaye ci sama gëm-gëm te bari naa ci morom ñoo xam ne gëm ne Karim bu yoroon réew mi dana am naataange bari naa ciy morom kon nag du ñu am ku mel noonu boobu noppi man koo jaay Karim neex a jaay di jaay keneen ku dul Karim looloo tax mbiri Sonko duñ ci wax ndax ñun duñu sonkiste waa Sonko dañ jaay Sonko mais ñun bu ñuy waxal Karim la ñuy jaay ñun jaay ñu sax Macky Sall bay jaay Sonko. waaw dëgg la waaye nag jaay Karim Wade boo xam ne tey jii ne ngeen da ngeen koy jaay ngeen di jaay Karim Wade boo xam ne mu ngi ca bitim réew ci misaal rek damay jàpp ni kon da ngeen di jaay ab marchandise boo xam ne mu ngi ca bitim réew te am beneen marchandise boo xam ne mu ngi fii ci seen suufi tànk di Ousmane Sonko waaw lan moo tax mun leen fexe jaay Ousmane Sonko bi fi nekk ginnaaw seen leader bi moom boobu bële mu ngi bitim réew mën ta ñëw ngeen jaay Ousmane Sonko benn yoon. waaw xam nga oto gaynde amoon na Sénégal oto bu ñuy wooyee gaynde xam naa ne da ngeen ko fàttaliku gars yi dañ ko fi daan bàyyi yónnee oto jënd Mercedes France wala Allemagne naa gaynde gaa ngi fi woon oto gaynde yi ñu ngi fi woon mais dañ daan yónnee France jëndi oto Mercedes wala ñu jënd fa ab Renault wala leneen kon oto nekk fi taxul oto gën ba nekk Allemagne kon ragal naa ni ñi fi nekk taxul ñu gën ëpp yaakaar Karim Wade mi nekk fi ndax ba léegi bu ñu woote woon mbooloo Karim ni maa woote mbooleem Karim ëpp seen i mbooloo ñoom ñëpp gis nañ ko fii ci manifestation gis nga ko def naa ni ba sonn mbooloom Karim bu ñu naan woote fii ci manifestation yi waa Karim yi doo nga fa daan nekk te booba Karim a nga ca fa leen mu nekk de waaye bu wootee rek boo demee casquette Karim yi rek nga fay fekk ak yooyu ak yëre PDS yi tey ji bu woote waatoon nga ne woon ana fi gaa yi nekkoon bis bu Karim yónnee bis ni nañ ma dajaleel nit ñi manifestation nga gis nit ñi bari. ok kon nag Mercedes bi defe naa ni moo gën oto gaynde bi nekk fii. waaw élection locale yi quand même yow Makhtar Sylla lu ci sa taxawaay candidat nga ci foofee ci diwaan bu Louga wala. waaw xam nga man damay nit koo xam ne ci politique dama naan toujours lu may am waa dëkk bi ma dëkk ñoo ma koy may ci d'après jamono yi may wax ak yow opposition bi ci boppam ñu ci bari. déclaré nañ ni man maay seen candidat ci conseil département bi ñu bari man nag waxaguma ci ndax man dama nekk ci parti comme li may wax toujours parti bi mooy décider kan mooy jiite lii ak kan mooy jiite lii waaye nag bu waa Louga toogee département bi xool ni maa fa tane ni ma jiite ñu du ma ko bañ danaa ci def lu ma man lu ma ca mënul ni leen fii laa mën a yem
waaye ragal naa ni danañ ca def loo xam ne ñëpp danañ d'accord ni def nañ ci suñu kéemtalaayal kàttan te nañ ci boole fulla ak fayda. dama jaaxal trop parce que yow ci opposition bi nga nekk te xam nga opposition mu demee alors foofu ci diwaan bu Louga nga fas fa yéene jàkkaarloo nag les pontes du pouvoir maanaam ay borom doole yoo xam ñu ngi ci nguur ndax jàpp nga ni yéene yi nga am wala bokk sañ-sañ bii nga am dana war a mën a yegg te nga war a jàpp. xam nga nee naa la fii ay kilifa yu bari envoyé nañ ma ay message defe naa wan naa la ci yenn. pour rek ñu ànd ci élection yi localement kilifa yu mag yoo xam lu ko yoo xam ne ñoom la ñuy wooye tey cadre ya fa nekk kenn ku ne boo sañoon PDS ànd ak yow bu PDS nekkoon parti bu mu ñàkk solo kon duñ la woo guddeeg bëccëg balay saraxu naan la yëkkati ma lii laa war a soli même booy wax ak man benn mot yëkkati ma wax ak man te wuyooguma leen kon PDS am na fu ñu ko teg ndax ñëpp xam nañ ni élection yii passé bu PDS àndoon mairie Dakar bi ak après kii bi législative yi député yi Dakar yëpp opposition bi ñoo koy gagné PDS mooy xorom boo ko fàttee rek mu feeñ xorom la ci politique bi amul kenn mais Macky Sall gis nga ko Macky Sall noote na parti socialiste xam nga parti socialiste moom presque amatul AFP déggati nga ko réew mi fa la jëm lan moo tax mënut a noote PDS gi nga xam ne fa la juddoo màggee fa loolu mooy question bi lan moo tax Macky jël na cadre PDS yëpp te ba léegi doyalul te PDS a ngi fi dund tey jii PDS bu demoon parti yi fi nekk yëpp bu ci dul parti au pouvoir bu ngeen demee élection bu jiitu la pourtant nee nañ cadre yëpp Macky jël na leen te yow xam nga ci dara xam nga ni cadre PDS yëpp ñu doon ànd ak Macky Sall bokk ak moom ay génération dem nañ ca Macky mais pourtant bu élection amoon tey jii ñu ni parti bu ne demal boppam PDS bu ko Macky jiitu moo ciy topp kooku nag kon PDS moom neexut a rey PDS ku dëggul bopp bi neexut a rey mooy nga fexe ba fay li Wade def lépp ak turu Wade boo ko defee rek ba déggatuñ turu Wade ku ko mën ngaa fexe ba dootuñu dégg PDS waaye fii ak turu Wade da ngi fi PDS du neex a rey. monsieur Sylla amoon nañu mbégte daral la sa kàddu gu mujj. waaw xanaa di la gërëm bu baax di gërëm ñi nga àndal ñoom ñi di leen sant bu baax di sant waa Lamp Fall ndax man mooy sama télé. yow xam nga ci dara ñu bëree bëri dañuy wax ba sonn waaye pour ñu ma dem ci ñoom di fa wax bokkul ndax man damaa fidèle ci dara lu ma xas bay fidèle rek ci lay fidèle ñoo may jàllaleel yu bëree bëri ñu bëree bëri ñi ma xamit ñoo tax mooy gërëm sëñ Aliou ci li nga xam ni moom mi ngi koy def ak seen groupe bi di ko def muy tellement social mooy di fekk nit ñi fu ñu mën a nekk ñu mën a wax seeni soxla te presque li nga ciy am du doon lu bari moo tax Lamp Fall may wax toujours ñi nga xam ni surtout ahlu murid yi nga xam ni mën naa wax ak ñoom nga xam ni luñ bëgg a dégg ci yoonu Sëñ Tuubaa ci moom lañ koy dégg war nañ koo dellu njukkal ba képp ku ci am looy jaay muy publicité lii laay war a suul yi bu fekkee ne yàlla rek a tax ngay def te nga di bëgg Sëñ Tuubaa gi nga wax dëgg la war ngay jël say produits yi di ko fa yóbbu di ko fa jaay kooku war na bépp murit maa ngi leen koy digal di ko digal sama bopp di leen gërëm di leen sant yéen ñëpp bu baax a baax asalaamaaleykum mbokk yi kon ñu koy gërëm di ko sant mu nekkoon Makhtar Sylla Oukhah di membre comité directeur bu parti démocratique sénégalais maanaam kuréel gi nga xam ne moo jiite parti démocratique sénégalais ñu koy gërëm di ko sant mbokk yi seen émission penc mi ci beneen numéro jërë ngeen jëfoo salaam